bonjour ñu ngi leen di ziyaara bu baax yéen ñëpp di leen ndokkeel di leen tatagal ci dimanche u tay bi Xaadim Diouf ñu ngi lay ziyaare tamit bu baax Ale Mbaye sama mag Ali Camara waaye bëgg naa la naka tawféex yi ñu ngi leen di ziyaare yéen ñëpp de ci dimanche bi di leen ñaanal dimanche u jàmm di ñëw rek bëgg a waxtaan ak yéen comme niñ koy defee saa su ne ci xew-xew yi xew ci réewu Sénégal te ñu am ci kàddu war cee wax ndaxte fan yi dëkk bi yëngatu woon na àjjuma gaañ ñi bëgg koo nëppal def ko yëfu lu amul importance alors que li nga xam ne moo xew àjjuma jàpp naa ne bokk na ci manifestation yi ëpp importance ci histoire u Sénégal maa leen di nuyu yéen ñëpp Ale Sarr bëgg naa la Njaga Kan sëñ Muntaxa Sila waaw ñu ngi lay ziare tamit bu baax a baax maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi dugg si nii di ma nuyu ak ñi war a ñëw après kenn ku ci nekk boo dugg see rek ziar naa la nuyu naa la xaj na doo mën a lim ñëpp waaye maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wax ne li nga xam ne moom moo xew keroog àjjuma xew-xew bu mag la ay doomi Sénégal lañ yoo xam ne dañoo jëloon décision ne dañuy def lu ñuy wax sitting concentration ci place de l'Obélisque demander autorisation en bonne et due forme demander wuñ sax informer si gars yi dañuy jaawale demander autorisation ak informer autorité administrative bi kenn waxuñu ñu demander autorisation dañuy yëgal préfet il faut nit ñi xam ne boo waree manifester wala nga war a sitting wala nga war a def concentration ak lu mu mënti doon préfet bi ndaw dong la du dara du yàlla du yonent bi il faut ñu xam ko préfet de Dakar rek beneen préfet moo ci yem doo dara ndaw nga kon population bi daf lay yëgal ne la yow préfet bis sàngam de ñun mbooloo sàngam dana dajaloo ci jàmm wax lu nu naqari alors lu ci jar tere man li may bëgg a laaj waa Sénégal mooy ñun xanaa dañoo nekkatul ci Sénégalu Abdou Diouf wala Sénégalu Ablaye Wade Abdou Diouf sax ñëw na créer fi multipartisme Ablaye Wade ñëw imposer la démocratie ku bëgg a manifester mu ne bàyyi leen ko mu manifester nekk démocrate ba ni mu fi jógee Ablaye Wade démocrate la ba ni mu fi jógee waaw Mambéry yi maa ngi lay ziar As bëgg naa la Cheikh Kassé Makhtar Diallo yéen ñëpp maa ngi leen di ziar Cheikh Ahad Ablaye Wade da doon wax ne ku bëgg a manifester demal nga manifester waaye yow ndaw yow préfet yow yaay kan préfet de Dakar la wax yow yaay kan lu dul chef de l'administration territoriale du département de Dakar nga xam ne yow ndaw nga suba benn big mën na laa dàq léegi fi nga nekk population Sénégal am lu leen naqari bind la informé la ne la dañ lay ñaan sa kaaraange parce que wutuñu autorisation ngir préfet bàyyi nit ñi il faut que nit ñi xam ne préfet de Dakar ak préfet bu mënti doon ci Sénégal booy manifester wala ngay sitting da nga koy yëgal ngir mu yabalal la kaaraange loolu dong la ñuy doyee préfet bu dul loolu amul njariñ ci manifestation bi yoonam nekku ci moom préfet bi yoonam nekku ci moom ndaw la c'est un fonctionnaire préfet bi kon moom yoonam dafa newul ci population bu koy laaj kaaraange muy ñëw naan fii kenn fi manifester parce que y a risque de trouble ban trouble léegi moom mooy responsable li nga xam ne moo xew Dakar il faut nit ñi xam ne kas yooyu amoon Dakar ak taal yooyu amoon Dakar préfet de Dakar mooy responsable bi parce que bu fekkoonte ne bi autorisé na concentration bi place de l'Obélisque aar ko ak sécurité boobu mu génne woon xaw ma ñaata GMI la génne xaw ma 600 xaw ma 700 mais ñooñu bu ñu waroon place de l'Obélisque aar ko gaa ñi danañ mën a def seen concentration li ñu bëgg a wax ñu wax ko ku ci nekk dem ñibbi jàmm na ñooy
mais jaay gi muy jaay doole nit ñi moo waral nit ñi ne ko moomoo fi te yow ndaw nga bu subaa mën nañ laa dàq. il faut que loolu sénégalais yi intérioriser ko. il faut que ñoom fonctionnaire administration yi muy préfet ak koo mën a doon nga xam ne yow ndaw nga da nga fiy jóge. population Sénégal ñoo la ëpp doole fuuf moo waral échoué nañ yow préfet de Dakar échoué nga ak li nga doon def. Aly Ngouille Ndiaye échoué na mënu leen ci woon dara lan la mujj jur ñii nekk Colobane ñii nekk Fass ñii dugg Grand Dakar ñii dugg fee ñii dugg Médina ñii dugg fee ñii dugg fee ñu taal dëkk bi paralyser dëkk bi nit ñi dem ñibbi commerce yi yàqu réew mi paralysé wu te loolu responsabilité kan la du responsabilité ñu doon manifester de déedéet responsabilité préfet de Dakar la responsabilité am la. préfet de Dakar mooy responsable li xew parce que moom moo waroon a aar askan wi moom liñ koy doyee mooy ay nit ñaan nañ la ne la yëgal nañ la ne la yow préfet bis sàngam place de l'Obélisque la ñuy taxaw wax li nu naqari waay yóbbul leen kaaraange. Pape Cheikh si préfet mooy responsable Pape Cheikh préfet bi mooy le chef de l'administration de Aly Ngouille Ndiaye mooy kilifaam mais moom ci boppam moo war a jël ay responsabilités am gis nga gars yi nañ bàyyi bu ñu leen falee ñuy yaakaar nit. préfet gi nga doon da nga koo doon ndax dañ la faa teg yaakaar la kon matal li nga doon. préfet bi su fekkee matul li mu doon ba buñ ko ñaanee kaaraange mu naan way monsieur le ministre ma bàyyi leen wala ma bañ leen a bàyyi monsieur le ministre ne ko bu leen bàyyi mu ne non kon bu fa kenn manifester pour lan. Aly Ngouille Ndiaye amul sañ-sañ boobu. kon askanu Sénégal nañu déterminer xam ne yoon moo leen may ñu sitting yoon moo leen may ñu wax lu leen naqari yoon moo leen may ñu manifester yoon moo leen may ñu def lu leen neex su fekkente ne bi dañoo am seen manifestation seen naqar buñ bëgg a génne l'essentiel nañ ko def ci jàmm. waaye y a risque de trouble à l'ordre public y a risque d'infiltration à chaque fois genre lay yooyu la ñuy lay nit ñi y a risque de brûler le pays ban brûler fii kenn brûler wu fi benn pays. man loolu laa bëggoon a njëkk a wax il faut sunu administration bii territoriale ngay préfet ngay gouverneur ngeen xam ne ay ndaw ngeen président bi leen fi teg ak ministre am suba mën na leen a dàq. doxal leen li constitution bi wax doxal leen li yoon wax mooy askanu Sénégal ku ci bëgg a manifester wala nga bëgg a sitting wala nga bëgg a concentré wu nañ la bàyyi nga concentré wu te jox la sécurité. loolu moo xew ci àddina bépp looloo fi xew képp kuy manifester wala ngay concentré wu dañ lay indil kaaraange ñu aar la nga manifester nga dem ñibbi jàmm na ñooy. waaye li xew keroog àjjuma seen responsabilité la de te bu ëllëgee buñ ko defee nit ñi dinaa leen ñaan nañ defaat nu gën a garaaw loolu parce que nag réew mi duñ ay jaam de réew mi duñ ay jaam. njaayum jaam jeex na bu yàgg 1848 ci lañ abolir l'esclavage léegi tey mu am 200 ans biñ aboliree l'esclavage. tubaab yi nga xam ne ñoo doon ñëw di noot nit ñu ñuul ñi sax bàyyi nañ nit ñu ñuul ñi may leen seen jàmm dem seen yoon. yéen ngeen di ay nit ñu ñuul bëgg di noot seen askan saa su ne bëgg di noot seen askan. gis nga Cheikh Mbaye waaw est-ce que préfet bi ñeme na mais foofu lañ toll nag il faut ñu am ay doomi Sénégal yoo xam ne dañuy am fit bu la ministre bi waxee lu dëgg nga ne ko ministre du ma ko def mais boo nga dàq ma bu ko dàqee du tere fonctionnaire lay doon xañ na da koy jële ci préfet gi yóbbu ko feneen loolu donc la ko mënal. il faut ñu am ay fonctionnaire de l'administration yu am jom yu ñemee wax ministre bi déet du ma ko def quitte à ce que ñu dàq la. Ousmane Sonko def na ko non Ousmane Diagne procureur de la République def na ko non Mimi Touré dàq ko fi mu nekkoon en tant que procureur de la République. Nafi Ngom Keïta def na ko non mais y a des fils du Sénégal yoo xam ne ba bañ jotee bañ nañ quitte à ce que ñu dàq leen wala ñu def leen leneen. donc administration Sénégal noonu aussi noonu la ñu war a def waaw parce que mënuñu continuer nag sénégalais yi am sañ-sañu wax lu leen naqari ñu ne leen du ngeen ko fi waxee loolu Aly Ngouille Ndiaye amul maqaama mi Macky Sall amul maqaama mi loolu weesu na loolu faat na
Macky Sall fii 2011 moo doon woo sénégalais yi ne leen génn leen ci mbedd bi. Macky Sall 2011 moo doon wax ne génn leen yéen armée jël leen seeni responsabilité ndax lii duñu ko nangu. Macky Sall moo doon woo sénégalais yi ci xeex. Macky Sall moo doon woo sénégalais yi ci taal réew mi en 2011 xanaa yéen da ngeen di fàtte waa Sénégal xanaa da ngeen di fàtte. waaw booba moom am na sañ-sañu manifester booba moom président Macky Sall am na sañ-sañu génn ci mbedd mi. booba Macky Sall am na sañ-sañu bokk madlaam ne damay dem fanaani assemblée nationale. booba Macky Sall am na sañ-sañu génn dem ministère de l'intérieur manifester. booba Macky Sall am na sañ-sañu woo sénégalais yi ñu soulèvement. waaw yow nga def fi loolu lépp tey say mbokku sénégalais taxaw na la nii ngay doxalee ressources naturelles Sénégal jaaduwul dañuy wax lu nu naqari nga ne du ngeen ko fi waxee yaay kan. sénégalais yi danañ wax Macky Sall leen gën a xam ne sénégalais yi danañ wax lu dana ko jaral nag mu teg ci lu ne mais tamit danañu ko jaral ñun tamit waaw. nit ñi nag yàlla na ëpp doole moo na ëpp doole moo na ëpp xaalis moo na ëpp carburant yor na ay nitam yoo xamante ne bi comme ay fanatique wu Macky Sall lañ buñ leen ne xëpp rek ñu daal di daw yor na nit ñooñu yor na xaalis yor na carburant mais ñun li ñuy ñàkk doole li ñuy ñàkk xaalis li ñuy ñàkk moyen yooyu yëpp humain ak moyen de répression sunu gémmiñ gi ñoo ko moom munu koo tëj amul sañ-sañu tëj ko saa bu nu waree wax danañ génn wax saa bu ñu waree jàkkaarloo askan bi dañ wax ak askan bi. policiers yi nag laa bëgg a waxal policiers yi rek laa bëgg a waxal policiers yi surtout les forces de sécurité duñu ay noon. policiers yi yéen laay waxal maa ngi leen di ñaan yéen policiers yi may seetaan ngeen jàllale message bi wala ngeen partageel ma ko yéen ñi yeneen policiers dégg ko policiers yi ci Sénégal gépp laa bëgg a waxal. askanu Sénégal yéen police du seen ay noon ak gendarmerie. man Assane Sylla ay policier ak i militaire ñoo ma doon ñëw ci man naan ma waxal nu ndax ñun amuñu dara. ay policier laa wax ñoo doon ñëw ci man naan ma Assane waxal ñu ci sa live yi ndax ñun fayuñu dara 130 000 la ñuy fay 140 000 150 000 état du Sénégal fayuñu dara te ñun soldats si souffrir dans le silence la ñuy mën a def. policiers yi ak gendarme yi buñ génnee di jalonné par exemple président jëm màggal wala gàmmu wala mu jëm ci benn ndaje mbedd yi ñuy taxaw noonu yor seen fetal yi noonu est-ce que xam ngeen ne ay 2000 francs lañ leen di fay par jour ak i 3000 francs ndax xam ngeen loolu yéen waa Sénégal. maa leen di nuyu yéen ñëpp policiers yi laa wax ndax xam ngeen ne ñooñu di taxaw si mbedd mi yor seen fetal yooyu tey di xaar président romb ñuy escorté wala biir Dakar autoroute bi président war a ñibbi ñu taxaw noonu ci pont yeeg fu ne ñu taxaw fa wékkoo fetal gi. est-ce que xam ngeen ne policiers yooyu 2000 francs ak 3000 francs lañ leen di fay journée boobu amuñu dara boole leen ak salaire u 120 000 130 000 140 000 waaw loolu ñu di leen ko fay. ñoom policiers yi ñu may woo ne ma Assane waxal ñu ci sa live ne ñun fayuñu dara te souffrir dans le silence mooy suñu credo mënuñu wax. waaye yéen ñun ñu génn di leen xeexal ndax ñu ngi pasare suñuy 6 000 milliards ngeen dinu door ay lacrymogène mais policiers yi seetaat leen bu baax yéen tamit li ngeen di def. policiers yi seetaat leen li ngeen di def. maa ngi ñaan policiers yi ngir yàlla joxal leen ma message yi ñoom nañ réfléchir tuuti ñun ñi génn di xeex ngir ressources naturelles yi Sénégal mais ngir ñoom ñu am payoor gu baax ci la bokk loolu. ñun li ñuy xeex ngir police ak gendarmerie am payoor gu baax ci la bokk yéen policiers yi kon Aly Ngouille Ndiaye ak keneen ku mën a doon waru leen a manipuler ngeen di dóor sénégalais ay lacrymogène quand même xool leen li ngeen di def. naka la ñuy jógee ñun di leen xeexal suñuy milliards yu nu nar a sàcc ci pétrole bi nga xam ne buñ jotoon ci xaalis boobu danañ ci mën a yokk salaire police ak gendarmerie ak armée yéen ñu ne leen dem leen ngeen dóor sénégalais yi ngeen di leen dóor. pourquoi ça ngeen di leen dóor policiers yi ànd leen ak diplomatie d'accord war ngeen protéger war ngeen bañ trouble à l'ordre public waaye nag dem leen ci ak intelligence. yéen policiers yi ñuy yebal ci mbedd yi dem leen ci mbir mi ak intelligence ngir yàlla ay waay yeewu leen ngir yàlla. am na ci policiers yoo xam ne dañoo tëju wala boog xamuñu ñoom corps bi ñu nekk lan lay signifier
xamuñu ko. mais policier bu xamoon dëgg lan la police di signifier mais du def li muy def. da nga ciy gis benn policier affaire yu ngand yooyu ñu leen di solal da nga ciy gis nit ñi muy funki sax di funki yaakaar ne leen ko solal yàlla la te yow doo yàlla doo yonent bi nit rek nga dañ ne la assurer sécurité kii rek kenn waxula nga rey ko kenn waxula nga koy dóor yi ay lacrymogène comme ça wala ay maire nga leen di sànni lacrymogène waxuñu leen loolu. kon police gendarmerie armée delloo si leen seen xel maa ngi leen koy ñaan delloo si leen seen xel def leen seen liggéey mais assurer la sécurité des personnes et des biens mooy seen liggéey. c'est pas réprimer les personnes répression jeex na ci àddina bi fépp ay manifester ñëpp ay manifester ñu koy organiser te jàmm danaan ñooy doom benn problème. àddina bi ñëpp ñooy manifester xewut Sénégal rek àddina bépp ay manifester dañ koy organiser mais li may metti mooy police bi ñuy utiliser di leen dóor ci kaw population bi te ñoom waruñu koo nangu. man loolu laay attirer seen attention ñoom police bi ndax man dama ci am ay xarit am naa ciy frère am naa ciy papa am naa ciy rakk dañuy wax ak man. mais sama frère yooyu ak sama papa yooyu ak sama rakk yooyu man dinaa jàkkaarloog ñoom ñu may dóor lacrymogène parce que lan Aly Ngouille Ndiaye moo leen ko sant dem toog bureau allez dem leen ngeen dóorante yéen fële. mais man bu weer wi dee je suis un ministre dinaa fayee ko 3 millions maa ngi ak samay kees maa ngi ak sama xaalis yu ndaw maa ngi ak samay per diem maa ngi ak sama carburant maa ngi ak sama ministère maa ngi ak sama budget. directeur police bi national chef yi yabal leen yéen ne leen aca dem leen ngeen dóor seen frères yi dem leen ngeen dóor seen frères yi. Moussa Mané nga ne ñu manifester su fekkee am nañ autorisation waa léegi soo autorisation moom lañ dul wut. Moussa yow dama yaakaar ne yow tu n'as pas compris Moussa Mané kenn wutut autorisation on informe l'autorité loolu la yoon wax xaw ma ndax tu as compris wala déet. Moussa Mané yow mii nga ne suñu amee ku amul autorisation waroo manifester dama ne yoon waxul nga wuti autorisation yoon dafa la ne nga yëgal ak autorisation du ñu benn Moussa. kon préfet bi yow da nga koy yëgal boo ko yëgalee lii rôle am lii wàccuwaayam mooy mu yebal la sécurité bu la aaral sa li ngay def point final loolu kese la. kon ñi ngi ñaan askanu Sénégal ñi ngi ñaan police ñu delloo si waat seen xel xam ne nit ñi gën di xeex ressources naturelles Sénégal gii pétrole Sénégal bi ak gaz bi ñuy pasare BBC génn ne signé nañ ci accord boo xam ne ci biir fii ak 2061 Aliou Sall ak Franck Timis dañuy am 1% ci bërigo pétrole bu ne. mais loolu sénégalais yi dañ koy xeex te buñ koy xeex yéen lañ koy xeexal yéen police yéen la ñuy xeexal ndax 120 000 ak 130 000 yi ngeen am amu leen dara ba di ko kaas mais ñun li ñuy kaas suñ ci amee ndam yéen seen salaire dina yokk. kon policiers yi dem leen ak xel ci mbir mi buñ leen booleeg sénégalais yi ngeen di leen dóor wala ngeen di leen gaañ. assurer la sécurité des personnes et des biens mooy seen wareef c'est pas réprimer les personnes. man lii laa bëggoon a leeral policiers yi assurer sécurité sénégalais yi mooy seen liggéey mais du ngeen di leen dóor wala ngeen di leen gaañ. comprendre nga xam nga maa ngi koy ñaan loolu bu baax a baax sunu mbokk yi ngeen jàllaleel ma loolu sunu mbokk policiers yi ñu xam loolu. magistrat du siège ak magistrat du parquet benn la magistrat du parquet ay procureur la ñuy nommé tas leen ci Sénégal. magistrat du siège mooy président tribunal yeeg yooyu ñooñu nga xam ne ñoo war a àtte nit ñi ci tribunal yi mais ñaari corps yi benn lañ du kii moo chef kii du kii moo chef kaa. justice su Sénégal nag ak ni ngeen di àttee nit ñi yéen magistrat yi maa ngi leen di ñaan ku fi manifester bañ indileeti leen ay dossier bàyyi leen ko mu ñibbi. procureur yi ñiy manifester duñ seen ay noon. procureur de la république ndawal askan wi la du ndawal gouvernement loolu xam nañ ko ci Ousmane Diagne
xam nañ loolu ci Ousmane Diagne procureur de la République la woon comme procureur bi Serigne Bassirou Mimi Touré moo ko dàq ndax ñàkk a jubóog moom Ousmane Diagne procureur de la République la woon nekkoon na procureur fii Diourbel ami mbokk Diourbel Ousmane Diagne ci boppam wax na leen ne doon procureur de la République wërta tax nga doon procureur gouvernement procureur askan wi nga am na ci yenn mbir yu ñàkk fayda yoo xam ne bu ñu leen ko yabalee bàyyi leen nit ñi ñu dem leen ngeen lijjanti ci jaaykati drogue yi délinquant économique yi nekk ci Sénégal ñu épinglé leen nga xam ne ñoo pasare alalu Sénégal muy kudd muy Prodac muy La Poste muy Aliou Sall mii muy nangam ak nangam ñooñu la procureur yi war a lijjanti waaye ay manifestant wala ku yor corne joint yamba day tardeel nit ñi. am ngeen liggéey bu doy yéen procureur yi am ngeen liggéey bu doy de am ngeen liggéey bu doy ci délinquant économique yi nekk ci réew mi moo gën foofu te mooy intérêt Sénégal que ngeen di topp ay waaju manifester da ngay jéem a jaay ne yow nangam sangam nga dinaa la won ne kii di ngandulu ci koo xam ne ab manifestant dong la. kenn it procureur yi yéen magistrat yi ñu ngi leen di ñaan ngeen delloo seen xel yéen tamit intérêt Sénégal ngeen di liggéeyal Sénégal ngeen bëgg a liggéeyal waaye ñu ngi leen di ñaan ay manifestant bu leen tardel di leen évacuer que di leen garde à vue ak yooyu amul sens. ñiy sàcc alali Sénégal muy frère u président bi di Aliou Sall ak Franck Timis un délinquant économique. Franck Timis kan moo ko war a may Franck Timis di am ay contrat bay am ay 150 milliards ak 200 milliards ci kaw Sénégalais yi Franck Timis mooy kan. est-ce que xam ngeen ne Franck Timis Roumanie dëkkam dañ ko faa def avis de recherche. est-ce que xam ngeen ne Franck Timis du dellu Roumanie ndax dañ ko faa dàqe. waaw naka la ñuy dàqe ab citoyen roumain ñu dàqe ko réewam àddina bépp di ko wër ci ay délinquance économique jaaykatu drogue bu yàgg boo xamante ne bi fu ne tëj jàpp nañ la fa. waa ñu jël ñun sunu ay milliards di ko jox mais loolu complicité la man su doon te milliards yi Sénégal yi sax Macky Sall da koo signeel ab sénégalais ma ne garaaw signeel na ko ab sénégalais mais ab roumain di mën a jël plus de 180 milliards au Sénégal en plus de cela ñu koy signeel pourcentage u fii ak 40 ans muy fayee ko ci suñu réew. Franck Timis mooy kan ba war a fayee ko fii ak 40 ans 1% ci pétrole Sénégal mais Franck Timis laa bëgg a laaj Macky Sall mooy kan ba war a fayee ko 1% fii ak 40 ans ci pétrole Sénégal. lii de la gars yi di réclamer mbokk yi réclamer wuñ lan de réclamer wuñ lu dul yoon de Franck Timis laa leen wax mooy kan ab roumain pétrole Sénégal bii yoonam néew ci defu ci dara génne ci sunu suuf si mën a lijjanti ba fii ak 2061 ñu koy fay 1%. waaye mbokk yi mais sénégalais yi nañ xam ni nit ñi di wax sunu intérêt ak sunu intérêt yi doom la ñuy xeexal sunu intérêt ak sunu intérêt yi doom moom la ñuy xeexal xeexuñu ngir intérêt benn nit. man 40 ans laa am mais fii ba 40 ans 2061 dina am 80 ans waa man Assane Sylla fii ba may am 80 ans Macky Sall signé këyit goo xam ne Franck Timis un trafiquant de drogue un délinquant économique day fayee ko alali Sénégal man may toog di ko seetaan du ma ko def. dinaa ko dénoncer dinaa ko xeex ba fu ma mënti yem rek ma xam ne fa laa yem mais man dinaa def sama warteef ku deful sa warteef yaa xam sénégalais bu toog sa kër. yaakaar na yow lii ñuy xeex ñun suñu intérêt la sa affaire la man sama intérêt doom ak sama intérêt njaboot ak sama futur njaboot dina ma jaral ma teg sama bakkan ci pétrole bii. parce que nag ñun duñu ay jaamu kenn wax naa leen ko sànq bu ñu waxee ñu ne waaw non le pétrole réew yi am pétrole yëpp day taal réew yi di napp nit ñi dañ leen di napp sàcc nañ alali Sénégal pasare nañ ko bañ ko wax. moo tax ñuy jox nit ñi ay discours alarmants c'est des discours alarmants maanaam pour famille yi toog ci kër yi ñuy wax ci rajo yeeg télé yi ñu yebal ay nit ñoo xam ne c'est des mercenaires de la communication laa leen di wooyee. il faut ngeen xam ne nguur gi dafa am ay mercenaires ay nit genre Birima ay genre Cheikh Yérim Seck genre nit ñooñu dañ leen di fay pour ñuy dem télé di tiital nit ñi ay Me El Hadji Diouf ay Ousmane Seye ñooñu. c'est des mercenaires de la communication dañ leen di fay xaalis pour ñu dem ci télévision
pour wax nit ñi ne pétrole de réew mu am xeex am na fa réew mu ne de guerre am na fa réew moo xam nañ leen moytu pétrole ay waay pétrole dana taal réew mi ay waay réew mi dana tàkk ay waay manifestation yi di ngeen taal suñ réew mi jàmm lañ bëgg di tiital nit ñi tiital googu ñuy tiital nit ñi nit ñooñu dañ leen di fay kenn taalul réew mi dëgg lañ wax dañ ne Macky Sall suñ alal suñ pétrole amuloo sañ-sañu signal ko sa rek mais loolu lañ wax mais kenn taalul réew mi ñoo ko bokk Sénégal ñun ak Macky Sall ak Aly Ngouille Ndiaye ak juge Demba Kandji ak keneen ci bokk yem kenn taalu ko buñ leen tiital di leen napp di leen nax naan dañuy yebal doomi jàmbur yi ñu génn ci mbedd mi ñu leen di dóor ay lacrymogène dañuy yeb xam nga loolu saytaane yi nga xamante ne bii régime bi moo yor seen ceeb waaw saytaane yi nga xam ne régime bi moo yor seen ceeb amuñu diplôme amuñu xam-xam amuñu liggéey donc ci wax ak tiital yooyu ak défendre nguur gi mooy seen liggéey pour ñu di leen fay ñooñu ñooy wax discours yi yooyu pour tiital nit ñi il faut ngeen mën leen a xàmmee kon maa ngi ñaan population Sénégal ñi leen di wax naan dañuy taal réew mi ak dañoo bëgg a taal réew mi waxuñu dëgg seen ceeb daa ne ci Macky Sall mu leen koy jox ñun ñuy wax loo xamante ne bii ay njombay Macky Sall laak waa këram te bu fi Macky Sall jógee ceeb boobu ñu daan am dootuñu ko am ndax amuñu liggéeyuñu c'est ça le problème ñun nag on s'en fout ci ñooñu su fekkee liggéey nañu ak liggéeyuñu ay Cheikh Yérim Seck bu liggéey ak liggéeyu je m'en fous Birimo TFM bu liggéey je m'en fous c'est des gens yoo xam ne ay chasseurs de primes lañ président gis nga li ma def TFM bërki dem waaye dal naa ci kaw Fou Malade de waaye yow dal naa ci kaw Pape Djibril de duma naa Bouba Ndour de ñu yëkkati dara jox la xool leen yalwaan façon yalwaan boobu xool leen façon yalwaan bu mesquin ñooñu la ñuy woowee mercenaire de la communication dañuy def benn communication après ñu dem ca kiñ ko defal kooko jox leen dara waaw loolu kese la dëgg gi nag Sénégal yëpp xam nañ ko fii kenn naxu fi kenn taalu fi mu réew ay BBC ko njëkk a wax ak ay Ablaye Wade ko njëkk a liet ay Ablaye Wade ko njëkk a laax Ablaye Wade su defee lu warul Macky Sall ñëw inspection générale d'État ne ko Franck Timis mi ab délinquant la kenn waru ko jox contrat Macky Sall jox ko contrat Macky Sall mooy responsable bi Ablaye Wade ak doomam nañ ko ci génne ay laf taafantoo Ablaye Wade naan Ablaye Wade moo ko njëkk a signé ak yooyu amut sens xam nga lan moo am sens inspection générale d'État nee na la yow président bi kii bu ko jox marché bi bu ko jox contrat bi ndax xamul dara ci pétrole mësta liggéey ci wàllu pétrole ab délinquant la nga bàyyi loolu ndax sa rakka ca nekk nga jox ko contrat bi ñu jaay ko am ci xaalis loolu mooy mbir mi loolu mooy affaire bi amul leneen sénégalais yi nag danañ ko xeex de Macky Sall nangu koog mu duma ñëpp ak mu rey ñëpp ak mu teg ci bakkanam ak mu jéem a protéger famille mag loolu yëpp suñu yoon nekku ci waaye lii nga xam ne mooy ressource naturelle yi Sénégal yemul rek ci pétrole bi ak gaz bi suñuy ressource naturelle yemul rek ci pétrole bi ak gaz bi Macky Sall na leen wax phosphate bi nu mu koy def phosphate bi na leen wax nuñ koy def na leen wax zircon bi nuñ koy def na leen wax or bi nuñ koy def na leen wax pétrole bi nuñ koy def na leen wax gaz bi nuñ koy def dafa bari kenn ci yéen ñii di ma seetaan nii yéen ñii Jali Kouyaté ñu ngi ziar sëñ Tafa Gaye ñu ngi lay bégee mon père maa ngi lay ziar Rosy Senghor kenn ci yéen ku ñu mën a wax tey ressource naturelle Sénégal fi ko gars yi di dugal amul or bi fan lay dugg da ngeen koo xam phosphate bi fu muy dugg da ngeen koo xam ñaata la zircon bi da ngeen xam ñaata la donc ressources yi naturelles yi Sénégal yi Macky Sall bi mu faloog léegi defalagul kenn bilan ne nangam moo ci dugg ci xaalisu Sénégal may li gën a scandalisé wu nag mooy policier bi ma gis mu rocci fetal bi Ousmane Sonko di ñëw ci manifestation bi mais loolu c'est extrêmement grave policier boobu warul yor fetal policier boobu wërta yor fetal policier bi rocci woon fetal vrai fetal dan day olime kiiw Ousmane Sonko mais policier boobu warul yor fetal warul yor fetal waru ko yore
kon il faut que nit ñi xam ne Sénégal mënuñu toog continuer ci même rythme bàyyi doomu aadama bi kenn yaru ko kenn tàggatu ko mu yor fetal allumé cortège yu jàmbur ci koo xam ne day manifester te yorul benn ngànnaay vraiment gaañ yi war nañu gën a yeewu gaañ yi war nañu gën a xalaataat war nañu gën a delloo si seen xel te xam ne Sénégal gi ñoo ko bokk kenn taalu ko ñii wër di wax ne dañuy taal ñëpp waxuñu dëgg kenn yàqul réew mi kenn bëggut a yàq Sénégal gi ndax suñu intérêt ci nekk ñun ñëpp ñun ñii duñu yàq Sénégal ñun ñi investir ci Sénégal fii ñun duñu yàq Sénégal ñun ñii di wax ak yéen ay jeunes lañ comme yéen def suñu xaalis ci réew mi créer emploi ci réew mi investir bi des centaines de millions fii ci Sénégal di ko yàq duñ ko def ñi koy wax ñoo waxu dëgg ay kàcckat lañu dañuy kàcc ku fi taxaw naan dañuy taal Sénégal waxoo dëgg kàcckat nga man mii rek laa wax doy naa ci exemple man laa Assane Sylla samay centaine de millions laa investir fii ci réew mi depuis 2012 ak léegi man dinaa taal réew mi c'est pas vrai duma ko taal ñun li ñu am nii nekk ay privé yoruñu poste de responsabilité duñu ay politiciens yoruñu daraay politique yoruñu benn ndomba tànk di investir ay millions ci réew mi créer emploi di dimbale nit ñi ci wàllu santé di dimbale nit ñi ci wàllu éducation di dimbale nit ñi ci wàllu environnement ñun duñu taal Sénégal mbokk yi duñ ko taal il faut nit ñi xam ko duñ ko taal nañ bàyyi discours yooyu ñu leen di nax naan dañuy taal réew mi taaluñu fi dara dañ leen a wax dëgg nag dañuy sàcc alalu Sénégal di ko pasaree ñu wax leen dëgg ñu bëggal taafantoo taal réew mi kenn taalut Sénégal man li ma investir fii ci sama réew du ministre Macky Sall du Macky Sall bu ko mën ci âge bii ma am nii man laa wax personne simple lambda di live nii jiite mouvement li ma investir ci sama réew laa wax du ministre Macky Sall bu ko def kon man faalewu ma leen parce que des fois nit ñi da nga leen di wax des fois da ngay wax yow ñu naan way yow foo toj man li ma def laa wax man Assane Sylla maa wax lii jàkkaarloo gi yéen waa Sénégal ku ñëw ma jox la samay preuve mi ngi nii tege ci réew mi te ñi ma xam nañ ko li ma jëf ci sama réew du ministre Macky Sall bu ko jëf laa wax te nekk un privé yoroo ndomba tànk yoroo dara kon man faalewu ma Macky Sall faalewu ma ministre am faalewu ma kennam ndax li may def ci sama réew maa ngi koy def te tàgguwuma leen yaakaaruma leen ci kon ñooñu mënuñu ma tere man li nga xam ne moom laay défendre ci sama réew ma défendre ko kon yéen jeunesse jeune gars yooyu xam nga dañu am ay jeunes nag ay boy yu ñàkk fayda ndeysaan ñoo xam ne ñoom la ñuy chargé maa ngi leen di jégalu ay boy yu ñàkk fayda la ñu am ñoo xamante ne bi dañu leen di chargé crédit ñu lay saaga quoi ñu lay saaga di la fonto genre yooyu il faut ngeen xàmmee leen des fois du ma leen tontu mais des fois ma tontu leen ci samay biir yi waxtaan won leen ne man jeune laa comme yéen damaa jóg di ñaq 2012 ba léegi laa ñibbi si Sénégal di investir ci sama réew lu ko jiitu 2008 2009 ci nguuru Ablaye Wade dugal naa 2 milliards ci Sénégal man 2 milliards laa leen wax de 2008 9 10 man indi naa ay partenaires ñu def 2 milliards ci Sénégal man damaa faale kon man ministre wala nangam li ma war a def ci sama réew maa ngi koy def mais dañuy fay ay boy ay petit boy yoo xam ne ndeysaan yorunu dara ñu fay leen ndeysaan chargé leen 50 000 boo duggee ci internet bi di wax rek ñu naan la yow foo toj yow koo doon di la saaga di la jéem a déstabiliser xamuñu ne man Macky Sall mënuma déstabiliser waxuma la ak ab ministre am waxuma la ak ab boy allez non il faut nga leen di wax man indi naa 70 millions hôpital Lukke bu Diourbel yéen waa Diourbel maa leen ko wax man laa wax Assane Sylla indi naa 70 millions may ko hôpital Lukke bu Diourbel man indi naa conteneuru médicament séddale ko hôpitalu Diourbel ak ndaamaatu ak Matlaboul Fawzayni ca Touba man indi naa ay bali fëgg jaay yóbbu ko ci prison yi yóbbu ko ci daara yi man créé naa ñetti société fii ci Sénégal
investir plus de 100 millions de francs fii ci réew mi kon booy bu ndaw du ma fontoo ministre du ma fontoo Macky Sall du ma fontoo faalewu ma ko kon booy yi ngeen di yabal ñuy ñëw di fontoo nit ñi nañ dem seeti keneen waaw man liñ def nañ dem seeti keneen man laa wax loolu maa ko def fii te maa ngi fii ku ko weddi ñëwal ñu yabal ay booy yu ñàkk fayda nga xam ne amuñu jom ñuy fontoo nit ñi bu nit ñi di génn di xeex pour l'intérêt de la nation bu nit ñi di génn di xeex pour intérêt yi Sénégal nga leen di fontoo mais oui mais allez c'est vrai des fois nit ñi da nga leen di wax sa bopp c'est pas pour ndamu nag c'est pas pour ndamu ma wax leen ko yéen waa Sénégal ndamuwuma de mais des fois wax nit ñi sa bopp dafay baax pour ñu lay xam yow lu tax ngay wax ak ndax li ngay wax dëgg la wala déet man njaareem gii laa dëkk dama ne nguuru Ablaye Wade laa wax man dugal naa 2 milliards Sénégal ànd ak ay partenaires dama ne fii ci Diourbel hôpitalu Diourbel may naa leen 70 millions ci matériel médical dama ne fii ci Diourbel laa wax indi naa fi ay bali fëgg jaay prison yi ak daara yépp ma équipé leen dama ne médicament indi naa ko tasaare ko ci hôpitalu Njaareem ak hôpitalu Matlaboul Fawzeyni ak Ndaamaatu créer ñetti société investir des centaines de millions di def chiffre d'affaires 60 millions par at di ko def ci économie Diourbel man faale wuma Macky Sall faale wuma ministre am damaa def li may def te xaaruma ci seen ndigal xaaruma leen ci parce que ci réew mi laa dëkk kon buñ ma fontoo ni ma yabalal ay boy yu ñàkk fayda ñu may fontoo man damaa faale ci ñoom ñooñu ñenn loolu laa wax def naa ko fii ku ko bëgg a vérifier rek ñëwal nga vérifier ko ku ko bëgg a vérifier ñëwal fii nga vérifier ko amul ci kaw laa koy wax ñëpp di koy dégg sa Njaareem gépp ak may dégg Sénégal gépp ak may dégg du ndamu de mais il faut des fois ngay wax ak nit ñi voilà Sénégal ñoo ko bokk li ñuy xeex ñun ñëpp ñoo bokk di ko xeex li ñuy xeex ministre gënuñu kenn gënuñu ba yow parce que ministre Macky Sall nga li ñuy wax arrangé wu la nga ne nit ki ko kee moom li muy wax du dëgg kee moom li muy wax du dëgg amul njariñ parce que yow li may wax man arrangé wu la parce que li may wax man contraire yow li ngay def la nga bëgg a taxaw nga ne ma man samay wax valewul quoi wala man damaa bëgg a taal réew mi waxuloo dëgg taaluma Sénégal ndax sama intérêt dafa nekk Sénégal kon duma ko taal taaluma Sénégal ndax sama intérêt dafa ne ci réew mi kon duma ko taal mais dinaa la wax dëgg ngay Macky Sall ngay Aliou Sall ngay seen doom ngay seen nijaay ngay jabari Macky Sall ak ngay ministre ak koo mën a doon faalewuma la bu dëgg taxawee loolu la li ñuy wax ci pétrole bi nag mooy dëgg ab famille ak ab clan ñoo koy pasaree sénégalais yi jóg taxaw di ko xeex waaw loolu la xaalisu Sénégal bi ñuy pasaree ci benn famille ak benn clan moom la sénégalais yi bëgg a tut xeex nañ ko ci Ablaye Wade dañ koy xeex ci Macky Sall loolu la te fu mu mënti jaar dinañ ko laaj waaw fu mu mënti jaar dinañ ko laaj munu ci dara dinañu ko atte gis nga El Bachir mi nga xam ne wàcce nañ ko di ko atte bu wàccee dinañ ko atte li muy négocier nag mooy seet kan la fi bàyyee réew mi moo tax ñuy def lii manigance yi plan yi yëpp loolu la kan laay bàyyee réew mi sama ginnaaw pour ñu protéger ko fii kenn du la protéger protection jeex na ci Sénégal fii ku fi doonati président amatoo protection ndax Macky Sall yaa ubbi baal bi yaa tëj Karim Wade tëj Khalifa Sall sa rakk a ngi nii def njombe nga ne kenn du ko tëj nga ne kenn du ko àtte Khalifa Sall moom nga ne ko waaw yow dañ lay toppee 1,8 milliard demal nga indi preuve Karim Wade nga ne ko yow demal nga indi preuve waaye sa rakk moom nga ne yéen waa Sénégal dem leen ngeen indi preuve yi koy jàpp bu leen dem dig bu leen dem yóbbu dara bu leen yóbbu dara xeex leen ñu jële fi Macky Sall loolu mooy mbir mi buñ ko mënee ajjuma ju jot nañ ko def buñ ko mënee dimanche ju jot nañ ko def nañ leen xeex ngir jële fi Macky Sall balaa bëy di wëy mbuus
sunu xaalis bii ñuy pasaree jox ko nasaraan si jox ko étranger yi loolu dañ koo war a xeex loolu nag ne veut pas dire taal réew mi loolu laa bëggoon a leeral di leen sant bu baax di leen gërëm di encourager sénégalais yépp di leen wax ne ñiy xeex ñëpp ak manifester ñëpp nañu xam ne li ñuy def seen devoir la seen droit la bu leen neexee ñu def ko am nañ sañ-sañu def ko parce que Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk kenn ëppalewu leen ci waaw kum neex nag jël say sëriñ wala say groupe ulema wala say groupe imam ñuy jéem a détourner xelu nit ñi jël say mercenaires en communication ñuy détourner xelu nit ñi ngay jox xaalis kay bu la neexee ñu waxal la lu la neex ngay jox xaalis bu leen neexee ñu waxal la lu la neex ñun nag yoruñu sa xaalis dëgg lan lay wax te li ñuy wax mooy dëgg de mbokk yi kàccuñu de fenuñu de ñun fenuñu ñun li ñuy wax du ay fen de dëgg la ñuy wax dara jaraluñu ay fen ndax suñu borom la ñuy xalaat yàlla la ñuy xalaat yàlla la ñu yaakaar kon kenn jaraluñu ñuy fen man fenuma ngir dara li may wax nii ak yéen awma ci benn intérêt yi Sénégal la man dara jógewut dugg ci man intérêt yi réew mi la dañu war a taxaw ñu wax ñun ñëpp dañu war a taxaw ñu xeex képp kuy jeune maa ngi leen di ñaanaat encore une fois yéen waa diaspora bi continuer leen seen xeex yéen jeunesse su Sénégal bi continuer leen seen xeex ba baa ñu fiy jëlee régime bii nga xamante ne bi moo gën a yées ci régime yi ma mës a gis ci Sénégal régime bii moo gën a yées ci régime yi ma mës a gis ci Sénégal régime mu Macky Sall la ak famem ak njabootam moo gën a yées ci régime bu ma mës a gis ci Sénégal en termes d'investissement en termes de dilapidation de nos ressources en termes de corruption en termes de répression en termes de trahison Macky Sall c'est un traître il a trahi le Sénégal dañ ko war a atte par haute trahison dafa trahir Sénégal loolu mooy dëgg dafa trahir le Sénégal waaw lii rekk la mbokk yi ñu ngi leen di jox rendez-vous incha allah ba fan yi Mass Ndaw Omar ñu ngi lay bëggee Ahmadou Gueye ziar nañ leen bu baax Alimou Diallo ziar nañ leen di wax policiers yi ñu delloo si seen xel policier warul jël vrai fetal di allumer un député Ousmane Sonko ñu ngi sant Barthélémy Diaz ci pas-pasam ñu ngi sant Thierno Alassane di sant Abdoul Mbaye di sant Déthié Fall di sant le colonel Kébé Cheikh Bamba Dièye Thierno Bocoum mais ñëpp di sant Guy Marius Sagna di sant waa Y'en a marre di sant Karim Gueye Xurum Xaq di sant ñëpp Maymouna Bousso mais jigéen ñi góor yàlla yi nga xam ne taxaw nañ teg seen bakkan ñu jàpp leen ñoom ñëpp toroxal leen di leen manote ci ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant am nañ mérite waaw leen góor xeex bi xeexu ñëpp la nag bu ko kenn def patrimoine maa ngi leen koy wax ñëpp la xeex bi xeexu Sonko la xeexu Idrissa la xeexu Thierno Alassane la xeexu Abdou Mbaye la xeexu Mamadou Lamine Diallo la Cheikh Bamba Dièye Guy Marius Sagna Barthélémy Diaz waa Y'en a marre Karim Xurum Xaq ñun ñi xeexu ñëpp la Omar bëgg naa la bu baax Viviane ma sœur waaye ziar naa la bëgg naa la waaw Yaya maa ngi lay bëgg bu baax xeexu ñëpp la xeexu sénégalais yi nekk diaspora bi la ñoom Maam Sène ñoom Ousmane Dramé ñoom Ousmane Tounkara xeexu liveur yi ay bëgg a bàyyi ak ñu bari maa ngi leen di gis xaw ma leen nag mais ndeysaan ñoom ñëpp ay nit ñu am pas-pas lañ nit ñu am gëm-gëm lañ na ngeen fexe ba buñ leen boole na ngeen fexe ba buñ leen jaxase yéen liveur yi nekk ci diaspora bi ñene Norvège ak ñene Suisse ak ñene États-Unis ak ñene France ak Italie ak Espagne ak ñëpp ci yam Viviane ma sœur yéen ñëpp yéen a bokk même combat bi mooy inégalité yi am Sénégal destruction bi am Sénégal patrimoine naturel bu ressource naturelle Sénégal yi famille Sall ak Faye di dilapider ak pasare gi ñuy pasare alalu Sénégal moo tax ñun ñëpp ñu jóg di xeex kon nag yéen ñëpp booloo leen bu leen kenn jaxase ku ñëw di la ñëw naan la Viviane nangam wala ñu ñëw naan la Ousmane Tounkara nangam wala ñu ñëw naan la Ousmane Ba nangam nee ko waxoo dëgg da ngay kàcc jógal fii ku ñëw naan la booy bii dafa réew ku ci nekk ak ni nga sentir live bi noonu nga koy waxe waaw ay Zal Fall ak ñëpp maa ngi leen di bëggee yéen ñëpp liveurs yi yéen ñëpp na ngeen xam ne yéen a bokk nday bokk baay xeex bi nañ leen di bokk nu ñuy informer sénégalais yi pour sénégalais yi di comprendre bu kenn di jéem a jaay ngandlu bu liveurs yëpp booloowee
opposition bi parti politique yi booloo société civile bi booloo ñetti groupe yooyu buñ boolooyee buñ feeree face à Macky Sall dañ ko fiy jëlee mënuñ ci tus waaw loolu rek la One Love ñu ngi leen di jox rendez-vous incha allah ba fan yi ci kàttanu sunu borom di encourager ñëpp di wax ne yàlla nañu yàlla taqale ak Macky Sall yàlla nañu yàlla musal ci Macky Sall ak njabootam ak famem yàlla nañu yàlla musal ci seen ay dérive yàlla nañu yàlla lafal cat defal ñu tawféex jox ñu njiit bu dëgër Sénégal dafa manqué njiit bu dëgër Sénégal dafa manqué njiit bu dëggu Sénégal dafa manqué njiit bu dëgër dafa manqué njiit bu dëggu tant que amuñu njiit bu dëgër njiit bu dëggu njiit boo xam ne ay waxam saa su ne da koy def Sénégal toujours ci lii la ñuy nekk mais tamit di ñu tere nag ñun ñii tamit dinañ ko xeex ba baa ñuy am egsi ci njiit boobu Sénégal amagul président am de na ngeen ko xam Sénégal amagul président am Ablaye Wade lañ ci amoon tuuti mu yàq ko ci fin bi Ablaye Wade moom lañ amoon tuuti ci président wu Sénégal bu dëgër bu jub bu am fit waaye ci fin bi da koo yàq kon Sénégal amagul vrai président ñii mu am yëpp ay falaa lañ gëmuñu tous tubaab bi lañ gëm waaw loolu rekk la One Love jërëjëf yàlla na nu yàlla defal tawféex defal ñu jàmm defal ñu xéewal defal ñu teraangay àdduna ak alaxira yàlla nañu yàlla may toujours ñuy mën a moom suñu bopp ba bu ñu yaakaar kenn yàlla nañu yàlla defal tawféex ñuy mën di moom suñu bopp ba bu ñu yaakaar kenn fi léegi yaa ngi yaakaar nit mu lay manipuler yàlla nañu yàlla may indépendance ci wàllu koom-koom ak indépendance ci sam xel yàlla nañu yàlla may indépendance ci wàllu koom-koom ak indépendance ci sam xel indépendance ci sam xel mooy tax kenn du la mën a nax indépendance ci koom-koom mooy tax doo doon jaam indépendance koom-koom mooy waral doo doon jaam comme jaam yi nga xamante ne bi ñoo nekk ci télévision bi di wax ñoom ñëpp ay jaam lañu dañ leen di fay rek ñuy wax ay jaam rek lañ du ñu nit dara ñii ne ci télé bi di défendre Macky Sall ñoom ñëpp laa wax ay jaam lañu du ñu nit yi dara dañ leen di fay ñuy wax parce que yoruñu dara kon nañ leen ñaan yàlla toujours ñu am loo xam ne ñun dinañ ko suturloo ba duñu yaakaar président ba duñu yaakaar ab ministre wala ak directeur ak koo mën a doon yàlla na nu yàlla may toujours koom-koom boo xam ne duñu leen yaakaar ñoom ndax fi léegi yaa ngi moom sa bopp rek di ñemee wax dëgg Sénégal bu ñëpp bokkoon moom seen bopp rek dëgg jib fi mais da ci am groupe boo xam ne ñi ngi ci réew mi ngànk sphère état bi ñàkk jom yoruñu ñaddërëm xaalis bi ñu leen di fay moo tax ñuy wër di kàcc loolu kese la loolu leneen jërë ngeen jëf incha allah ba fan yi One Love jërëjëf